voilà salaamaaleykum waa gars yi ñu ngi leen di nuyu gars yi di leen siyaar di leen bëggee di leen wax ne nag les gars n'oubliez pas d'abonner sur notre chaîne YouTube Adama Revision tey nag Adama Revision mu ngi fii nekk fi nga xamante ni maanaam mooy Thiès nekk ak waa Arcos am lu ñuy dëgmal seen activité festiraay ñu taxaw kenn ki nga xamante maanaam mooy mu njukku ñu koy wax ma njukku aada ñu taxaw moom fas yéene ko tàll suñu micro mu wax ñu maanaam ci activité bi nan lay demee asalaamaaleykum aada. waaw moo très cher maa ngi lay siyaar bu baax a baax. mais aada ñu fekk la fay tey fii ak waa Arcos mais Arcos am lu muy préparé loolu lan la. tout d'abord maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu seetaan ak mbokku internet yi siyaar naa leen bu baax a baax. Arcos nag boo gisee teewaay bi nii fii ñuy préparé lu rëy comme ni ñu ko daan defee at bu jot vu que ne 3 ans ngi nii kenn def ko ren nag ñu ne dañuy delloo buum ca boy ga def suñu festiraay def ay formation woo ñi nga xamante ne ñoom ñooy comédiens yi parce que Thiès dafa bëri talent mais bu dul formation yi il faut que formation yi mooy tax comédiens yi di xam maanaam technique jàngaleen ay technique parce que mën nga am talent tout am technique vu que nag comme comédiens yi dañuy soog a door ñu ne nañ leen jël defal leen formation def li nga xamante ne moom mooy festiraay bi Thiès yëngu. mais Ada aussi tamit ba léegi maanaam programme boobu kañ la ce sera quand. Le 6 juin bi incha allah lay doon le 6 7 8 9 10 11 12. incha allah fii ci Thiès. kon donc Thiès dana wàcc. non Thiès day yëngu comme dab. mais Ada look bii nii moom lu ma doon nii. lii mooy Trojo Morojo. voilà gars yi ba léegi comme ni ngeen ko gisee ñoo ngi nekk fii léegi ba lekk ak waa Arcos ba léegi ñoo ngi taxaw ak suñu yaay nag suñu maman Fatou ñu koy wax mère ñoo moom la ñuy tàllal suñu micro asalaamaaleykum maman. maaleykum salaam mon fils na nga def. maa ngi fi rek ma yaay booy ñu ngi lay nuyu. ci jàmm. mais yaay booy ñu gis tey waa Arcos amal activité bu ñu war a amal ñu bëggoon xam maanaam loolu waa Arcos di préparé loolu lan la yaay booy. festival boo xamante ne depuis 10 ans ñu ngi koy def waaw day regrouper artistes comédiens Sénégal yëpp waa Arcos ñoo ko. donc ñoo ko organisé waaw 10 ans ñu ngi nii di ko def te boobu ba tey yàlla mu ngi ñu ciy jàppale waaw. bu ñuy dellusiwaat ci activité yaay booy lan ngay wax Sénégal yi nga xam ñu ngi lay seetaan pour wax leen maanaam bis bi. waaw may ñaan rek waa Thiès nañu ñëw parce que ñun bis bi rek la ñu am il faut ñu ñëw ñu sagal ñu parce que dafa am gan yuy jógee 14 régions yi nañ jógee ba Gambie jógee ba Mauritanie kon ñun suñu bis bi rek la ñu am ñu bëgg nag ñu ñëw jàppale ñu surtout autorités yi parce que Thiès yaatuwul te dañoo bëggante léegi nag dañoo bëgg nag suñu gan yi bu ñu ñëwee ñu bañ leen a rusloo rek ñu ñëw ñu jàpp ci waaw Sénégal jëm kanam ndax Thiès ñun Thiès rek la ñu am guddi Thiès bu ñu demee Dakar Thiès lañuy fanaan si fu ñu mun ci dem rek Thiès la ñun Thiès la ñu tiitaroo moom la ñu am waaw moom rek la ñu am benn dëkk ñaari gaar voilà gars yi ba léegi ñu ngi fii nekk ak waa Arcos ba léegi ñu ngi jàkkaarloo ñi nga xamante ne maanaam mooy les artistes comédiens de la région de Thiès ñu taxaw kenn ci artistes yi maanaam ñu koy wax Thierno salaamaaleykum Thierno. waaw maaleykum salaam bu baax a baax maa ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay di am mbégte ak kontaante ci teew bi di nuyu mbokki internet yi ak mbokki Sénégal rawatina waa Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar di leen sant di leen gërëm bu baax a baax. mais Thierno ñu gis maanaam Arcos di amal maanaam activité mais activité boobu Thierno lan la. activité bi mooy festiraay yaakaar naa ñu ko daan def ay année ren nag ñu commencé waat ko mu nekk suñu 9e édition parce que Covid bi moo doxoon ci diggante bi boobu léegi amul festiraay doon activité boo xamante ni c'est pour les artistes comédiens c'est pour les Thiessois aussi tamit yàlla dogal artistes yëpp war a ñëw Thiès ñu war a yëngal Thiès bégal waa Thiès kaay def suñu activité mu nekk festival bu rëy tamit aussi moom lañ def fii Thiès. mais Thiès ce sera Thierno loolu kañ lay doon. mi ngi commencé le 6 ba le 12 juin mais spectacle mi ngi commencé le 10. jëm le 11 le 10 nag spectacle ñu ngi koy def ci quartier yi comme que théâtre quartier yooyu amatul yooyu ñu jël spectacle yóbbu ko ci quartier yi lu mel ni R100 lu mel ni Madina Fall Don Bosco ak fi nga xamante ni mooy Mbour 1 samedi bi nag ñëpp ñëw ñu tasante Agora foofu mooy Bercy waaw Bercy Thiès bi fa lay xewee. capital di raay. ok voilà gars yi ba léegi ñu ngi nekk ak ñi nga xamante ne maanaam mooy waa Arcos ñuy préparer seen activité ñu taxawoon nag kenn ci artiste comédien kenn du ko natable kenn du leen ko wax waa Sénégal kooku moom mooy kan kooku mooy Vieux Meles moom laa taxul fas yéene ko tal si micro salaamaaleykum Vieux. waaw maaleykum salaam xarit ñu ngi ziar ñëpp di bége ñëpp rawatina askan bi nga xam ne ñoo ne suñu wet dañuy bége dañuy kontaanoo dañuy safoo ak fu waaye mënti ne rek ñu ngi lay ziar di la bége di la ne foo mënti toog ñu ngi la fay fekk buñ la fa mënul fekk ñu ngi tàllal suñu loxo di la ko jox naan la jaajëf. mais Vieux ñu gis Arcos am lu ñuy dëgmal lu ñuy préparé mais Vieux loolu lan la. waaw li nga xam ne mën naa ne Arcos miin nañ ko Thiès miin nañ ko. ñi koy defit miin nañ ko muy festival boo xam ne àdduna ñi ngi koy xaar yàgg na trop ñu amul bon tey nag ñu bëgg a jël décision ren pour def ko di ñaan tamit ñu commencé ko ci bisimilahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilahi rabbi alamin
parce que mun naa ne ñun lii rek la ñu am aussi pour wane suñu bopp biir Thiès parce que tamit ñu ngi koy yeneen dëkk yi ñu ngi koy def di ñu invité ñuy dem muy neex te Thiès ku ne xam na ni ville artistique la dëkk la boo xam ne waaw boo génnee théâtre fii rek théâtre de du coup loolu permettre ñu tamit ñu ne bon festival foog ñu defaat ko ren pour mu gën a mën a dajalewaat artistes yi dajalewaat waa Thiès ñëwaat ci li ñu xamee daal. voilà ba léegi gars yi comme ni ngeen ko gisee ba léegi ñoo ngi nekk ak waa Arcos bu Thiès ñuy préparer seen activité bi nga xamante ne nii gars yi xaar leen ko du yàgg dara ñu taxaw ak kenn ci maanaam ki nga xamante ne maanaam moo yor commission li nga xam maanaam organisation muy Cheikh Fadior ñu fas yéene ko tàllal suñu micro asalaamaaleykum Cheikh. waaw maaleykum asalaam maa ngi leen di fay nuyoo aussi tamit di nuyu képp koo xamante ni rek yaa ngi safoo di seetaan sunu scène bi maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax waaw man nag maa ngi tudd Cheikh Fadior bokk ci commission formation bu Arcos en même temps nekk adjoint organisation bu Est waaw di leen ziar daal bu baax a baax a baax. mais Cheikh ñu gis maanaam Arcos mu ngi préparer une activité mais Cheikh loolu Arcos préparé lan la. waaw activité bu mag boo xamante ne ni ren bëgg nañu sax ci kàttanu yàlla ci Thiessois at ñi nga xamante ni ñi ngi jóge ci région yi ñu gën cee sentir seen bopp bu baax a baax a baax parce que festival bi daan na fi am mais gëjoon naa am léegi nag parce que Covid bee taxoon léegi toog nañu 2 ans xaw ma 3 ans yoo xamante ni amul kon buy amaat dafa war a am ci beneen anam boo xamante ni bu bokkul ak anam bi mu daan amee la léegi nag prési amoon idée wu pourquoi ren festival yi duñu ko tas ci secteurs yi quoi mu doon ay off maanaam est am ouest am nord am. xam nga léegi bi ñu ci waxtaanee ñu dem ba juboo ci ñun dem waxtaan ak maire yi tamit wax dëgg yàlla tontu nañ ñu moment bii nii aussi tamit am nañu yaakaar que ne ñoom ñëpp dinañ ci jàpp te parce que ci lancé ci yoon boobu la ñu nekk daal. ñi nga xamante ne ni ñoo jógee ci régions yi ñoom ñi ngi ñëw ci vendredi bi incha allah ci la ñuy ñëw ci suba si guddi gi am na spectacle après samedi bi tamit mooy spectacle bu gën a mag bi quoi bi dajale ñëpp daal. mais kon donc lan ngay wax mbokk internet yi nga xamante ne maanaam ñoo ngi seetaan ci bis boobu. aussi tamit di leeralaat tamit avant may ñëw ci loolu di leeralaat li tax Arcos at li tax que ñu dajaloo fii di tàggat xale yi nga xamante ne nii ñoom ñoo fi nekk parce que ku ne xam na ne Thiès fii maanaam dañ ñoo yaakaar ci théâtre maanaam dama naan théâtre bu doon jëmm la Thiès moom mooy xol bi du li ma fi dëkk rek waaw moom moo tax ma kii ko léegi nag Arcos dafa dajale troupe yi nga xamante ne nii ñoo nekk ci gox yi képp koo xamante ne nii yow concerné la maanaam bëgg nga ñëw adhéré wu Arcos en même temps chaque jeudi ñu nekk fii di leen tàggat parce que tamit ki bëgg théâtre doo ko bàyyeeg mu dem ak sagoom rek da nga koy ñëw encadré ko ba bu ëllëgee xam nga waaw affaire bi du fay quoi parce que am na ci ay boy yoo xamante ne nii incha allah yàlla bu leen cat sonal ñi ngi ñëw te Sénégal yëpp dinañ leen teg bët incha allah. li nga ma laaj dafa am solo ça fait la 9e édition ñuy organiser FESRA yi te damay wax ni lu judd ba am juróom-ñeenti at loolu yaakaar naa ni doontul xale magum jëmm la. FESRA yi nag loolu moo ko waral d'habitude daan ñëw rek daje ci benn lieu. def fa suñuy spectacle def fa suñuy réalisation ak li ñu war a def mais ren président ci gis-gisam mu daal ni dañuy décentraliser festival bi dem ci communes yi nga xamante nii moom mooy commune est ouest ak nord tey kenn ku si nekk tey da ngaa war a accueillir man nag ma nekk nga xamante ne man maay piloté zone nord bi ànd si ak ñi nga xamante ni ñëpp ñoo fa nekk ñi nga xamante ni ñoo ngi war a def suñu spectacle si vendredi bi le 10 ñu jàpp ko foofu si nga xamante ne moom mooy Dom Bosco nga xamante ni depuis ça fait 1 mois boobu ba léegi si loolu la ñuy dox di ko préparer loolu moom sabab FESRA bi mais aussi tamit lan ngay wax gars yi nga xamante ne maanaam ñu ngi lay suivre di ko xaar maanaam événement bi lan nga leen wax. waaw mooy comme li ma lay wax rek tey ñu yàgg koo wax mooy xam nga nit moom bu wootee da ngay bëgg ñoo xamante ni ñoom ñoo lay wuy si comme que ñun yàlla dafa dogal ñu woote suñu sañun ñëpp ñi nga xamante ni tey ñi ngi dëkk si suñu zone nord boobu doon ay kilifa doon ay artistes doon lépp loo xamante ni tey ñoom ak ñoom ñoo bokk koñ bi dañ leen di woo pour ñu ñëw jàppaleñ ci suñu festival boobu si fànn yëpp bu dee mën nañ ko ci wàllu moyen ci wàllu déplacement ci wàllu transport lépp luñ ko mën ñu ñëw ànd ak ñun si présence bi ànd ñun ak ñi nga xamante ni ñun ñoo ko organiser mu nekk loo xamante ni day nekk benn réussite totale ndax objectif principal bi moom mooy développer li nga xamante ni moom mooy culture Thiès développer li nga xamante ni moom mooy culture Thiès fexe ba ñëpp koo xamante ni artiste nga parce que du lu ndaw loo xam day regrouper tous les 14 régions du Sénégal plus la Gambie loolu nekkul lu ndaw waaw di leen wax bis bi li may njëkk rek mooy soo gisee ñu dagg suñu liggéey yëpp gëm aar topp aar xëy na ñu ngi suñuy métier di ko def mais aar dafa nekk loo xam ñun dañoo ñëw pour dundal ko mais pas pour dundee ko moo tax nag may wax artistes yi nañu waajal lépp li nga xam ne ay kelelaak ay kalma ñangaan ñëw tojee ko Thiès lépp lu koy neexal di waajal nag di ñaanal nag
artistes yi nga xam ñu ngi jóge ci yeneen région yi pour ñëw Thiès fekk si bis bi dooleel ñu jàppale ñu ndax tamit noonu lañ koy defee ci région yëpp di wax nag population Thiès na ñëpp waaj pare te xam ni du yomb le 6 la ba le 12 samedi bi nag ñu ngi koy tëjee ca promenade Thiès waa di leen wax nag di ngeen gis lu bees tàq loo xam ne mosu leen koo gis. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. mais tonton ana reen yi. waaw yow reen yi daal boo ma tax a mel nii reen yi ba ma ko naanee ba sama kanam mi gis nga ko ñi nga ñeena rek. tons nawoon nañ la. waaye maa ngi am jàmm. gis naa yaa ngi si jàmm baax. waaw ñu ngi sant bu baax nag. mais tons yi gis waa Arcos. waaw am lu ñuy préparé. mais tons loolu lan la. waaw loolu nag mooy lu rëy lu ngand lu dijj lu duuf lu neex loo xam ne ñu ngi ko fas yéene def ci biir Kajoor te fi mu ko nag mooy ci xolu Kajoor mooy fan mooy Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar dëkk bi ñëpp bëgg dëkk bi artistes yi dëkk waaw capital di raay fii nag fii la mburu mi xoyamee fii la caaf li xoyamee waaye man de caaf li xanaa dama ci bokk da ngay lekk. waaw ndax man mel ni ma namee caaf tege laa ci xorom nga ni mais nag macha allah ñu ngi sant yàlla ñu ngi julli ci yonent bi Seydina Muhammad di ñaan yàlla nag sunu bis bii nga xam ni moom la ñuy def ñu ngi ñaan yàlla képp ku ci yéene lu baax yàlla na ci yàlla wuyu waaye ku ci yéene leen yàlla na yàlla yeew ba nu pare ndax dañoo nar a def lu rëy adduna bi yëpp war ñoo wuy si ñi di wuy si ñan la dëkk yi ñu wër yëpp la ñu woo pour ñu ñëw ci ñun li ci des nag mooy kenn ku ci nekk na nga mel na nga war a mel sol la nga war a sol toll na nga war a toll rawatina nag autorité yi dëkk Thiès gi nga xam ne ñun Thiès la ñuy tiitaroo artiste Thiès yi vraiment yéen ñi nga xam ne yéen a fi nekk di ay kilifa ñaan nañ leen ngeen ñëw taxawunu jàppale nu ba ëllëg bu ñu taxawee ne Thiès ñu xam ne yéen a jàppale waa Thiès loolu daal laa xam ne moom dinaa ko def ci bis bi te ko ci wax nga ne tons ban bis bi kañ la kañ. dana wax la 11 ak la 12 lañ ko bëgg a def bëgg na képp koo xam ne am nga programme la 12 ba la 11 bi na nga ko bàyyi tëg ko fële parce que say doomi ndey say dëkkandoo say artistes yi bopp ñoom ñoo dajaloo woo seen moroomi artistes yoo xam ne jógee ci àll ba di ñëw ñu bëgg yéen ñëpp ngeen ñëw jàppale ñu ci ngan yi jàppale ñu ci bis bi ba ñoom ñi nga xam ne ñoo ñëw kenn ku ci nekk bu ñibbee am lu mu mën a wax ci Thiès. donc mot de la fin bi ngay woo gars yi di leen woo nan lay doon. waaw mooy am na ay tuuti nag copp luy sab xalit ñu ne copp ni mote mu teeñ say bat ni say bakkan yëli ko raay mus ni ñu ne jigéen balaa baax day dem marché day fóot day toggal góor waaye nag may ma ciw portefeuille may ma ciw baadolaay may ma ciw rinding firinding o dajara wa nga bokk ne ne wang. ok voilà gars yi ba léegi comme ni nga ko gisee ñoo ngi nekk fi ak waa Arcos di amal li nga xamante ne maanaam mooy seen fesraay gars yi ñu taxaw kenn ki nga xamante ne maanaam mooy artiste comédien nekk Yacine Ndiaye ñu fas yéene ko tal suñu micro salaamaaleykum Yacine. maaleykum salaam Sam Fall. mais Yacine Arcos am lu muy préparé Yaas lan la Arcos préparé. waaw lu rëy événement bu rëy la ñuy préparé mu tudd Fesraay festival bu mag la bu ñu namoon nag bu gëj a am macha allah ñu fas yéene koo am Fesraay nag ku ne xam na ne bu xewee Thiès da yëngu waaw culture daal di génn ndax ku ne xam na ne Thiès c'est la ville culturelle étant donné la ville culturelle voilà ça va se passer comme ça inchallah. mais Yaas programme bi ban jour ak date bi lan la. waaw le programme c'est du 6 au 12 inchallah ce sera un grand événement il y aura des panels il y aura aussi une formation qui sera basée sur la cinématographie. En plus, il y aura beaucoup de trucs. Il y a aussi des thèmes par rapport à l'entrepreneuriat, des filles, des femmes. Il y a aussi un autre thème qu'on parle par rapport à rester et réussir au Sénégal. Ouais, actuellement, c'est le débat quand même. mais Yaas en tant que maanaam artiste comédien lan ngay wax ñi nga xamante ne maanaam ñu ngi lay seetaan pour woo leen ci bis boobu. waaw xanaa ñu waaj rek te xam ne festival la Fesraay moom ku fi gan rek xanaa yaay laaj lan mooy Fesraay Thiès nag daa gëj a yëngu léegi ndaanaan yi dañuy génn artistes comédiens yi ñëpp a ngi si biir nag ñi ngi interpellé ñëpp aussi di invité ñëpp dara sedd na lépp yëngu googu dañ koy daal di sàcc. dara sedd na lépp a yëngu. kon merci beaucoup Tata Yaas du 6 au 12. ñi ngi xaar Thiès kaay yëpp. on se donne rendez-vous donc le 6 et le 12. Inch'Allah à ne pas rater surtout. jërëjëf Yacine. mais Bachir ñu gis maanaam Arcos am lu muy préparé mais Bachir loolu lan la. waaw li ñuy wax moom defe naa ni ñëw na ba pare macha allah muy ñu préparé suñu festival boobu ñu naan Fesraay mu di festival boo xam ne mën naa wax ni festival international la ndax ren ji waa Gambie war nañ ci teew ak bépp Arcos boo xamante ni mi ngi ci Sénégal rek ñun ñu nekk ci cellule communication bi ak cellule bi nga xam moom mooy création artistique bi nekk ci di ci liggéey festival bi du 6 au 12 donc du 6 au 12 du 6 au 9 dafa am benn panel bu ñuy def ak benn formation boo xam ni ci benn métier cinéma muy prise de vue ñu koy defee au centre culturel donc du 10 au 12 ay spectacle de théâtre moo ci am fas yéene am ci communes yi nga xam ñoom ñoo nekk biir Thiès muy commune Est
commune ouest ak bi nga xam ne mooy commune nord. donc commune bu ci nekk rek am nga sa spectacle yoo xamante ni yooyu moo fay daw mais le samedi dañuy dem fi nga xamante ni moom mooy Agora fa la ñuy daje ñun ñëpp ak tous les humoristes tous les comédiens ak tous les acteurs du Sénégal fa la ñuy daje ñun ñëpp donc rendez-vous bi à Thiès la incha allah. mais kon kaddu gu mujj gi bi ngay tàggoo mbokk internet yi lan lay doon Bachir. waaw mais di leen wax ne aussi ñu gën a yokk abonné yi rek xam ne fii mooy chaîne bu baax bi macha allah ku bëgg a am yenn information ci acteurs yi actrices yi ak comédiens yi ak comédiennes yëpp ñu ngi leen di ñaan ngeen ñëw biir Adama Vision ngeen abonné wu xam nga di suivre di def ay like di leen jox rendez-vous aussi le 6 juin incha allah ci le festival bi di démarrer képp koo xam ni bëgg nga seetaan spectacle képp koo xam ni bëgg nga gis comédie bëgg nga gis ay création mun nga ñëw le 10 ñëw dem zone bu la neex aussi bu la neex ngeen wër ci zone yëpp partout à Thiès kay bu la neexee mais le 11 aussi ci la ñuy daje fële mooy Agora ba ñu ko daan def chaque année yàlla ñu ci yàlla yóbbu ak jàmm ñu fekke ko ak jàmm di leen sant di leen béggee bu baax a baax. mais kon Alassane lan ngay wax mbokk internet yi nga xam ñoo ngi seetaan ak waa Sénégal lan nga leen di wax. bon li ma leen wax daal moom mooy que ni bu ñu tardé festival bi xoolal même bu ñu mënul ñëw dañ ko kal ci site bi parce que site bi dina ko joxe waaw dina ko joxe ba ñëpp xam lan moo xew dina joxe avant waaw pendant après joxe après donc gars yi xaar leen avant pendant après ci site bi waaw ñu mën a ñëw nag nañ ñëw arko nañ ñëw Agora ba ñu seetaan si xam nga donc di ko ñu am benn échange bu bëree entre ñun ñëpp waaw bu baax kon donc merci beaucoup Alassane merci ñoo ngi lay jaajëfal bismillah ina wala yàlla wala assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh mais Paco maanaam Arcos am lu muy préparé mais Paco loolu lan la tout d'abord damay nuyu sunu mbokk internet yi di nuyu ñi nga xamante ne ñooy suivre constamment Adama Vision di wax ñi nga xamante ne nag mosuñu laal chaîne bi mosuñu ko xool balaa ñuy gën a sori rek xool nañ laal ci côté bi ni côté bii la wala côté bii la léegi xool boo ko laalee ba mu xonq noonu bësal cloche bi comme ça lu fi amati rek nga daal di dugg léegi nag dañu nekk ci li nga xamante ne nii moo di Festiraay bu Thiès maanaam festivalu théâtre boo xamante ne dañ koy organiser ci région de Thiès cela fait 9 ans ñu di ko organiser mu am fi tamit 2 ans yoo xamante ne nii jaar na fi mais jotu fi am donc li ko waraloon ñu nekkoon ci ay jafe-jafe wëlbatiku tamit nekkoon ci li nga xamante ne ni moo di mbas mi fi jaaroon muy Covid 19 léegi nag bi mu fi jaaree ñu nekk suñu 2e année nii mais ñu bëgg a def année boo xamante ni festival yoo xamante ne nii dañoo nekk ci yoonu atteindre suñu objectif parce que biñ koy commencé en 2010 dañ ne woon. D'ici 10 ans la ñuy atteindre suñu objectif donc festival la gu ñu woon donc à partir de déwén la ñuy festival waaye ren ñu ngi ci tànku jëm déwén donc di sensibiliser ñi nga xamante ni moo di région de Thiès di leen wax ni festival am na fii à Thiès du 6 au 12 donc muy le 6 ba le 9 di formation sur atelier sur cinéma muy sunu mbokk xale yi nga xamante ni sunu rakki bopp yi nga xamante ni ñi ngi ak seen i caméra bopp xamuñ nuñ ko war a liggéeyee ñi ngi def régisseur de plateau xamuñ nan lañ koy kii parce que amour bi la ñu am ñu bëgg leen a former ñu gën a xam seen liggéey gën ci am xam-xam bu màcc ci wàllu woowu buñ ci jógee vendredi bi ak samedi bi vendredi bi ñu am ay spectacle yoo xamante ni dañu associé ak élus locaux yi ak mairie zone yi ñu def ay festival de quartier am ay spectacle yoo xam ne day am ci yenn zone yi léegi nag le samedi ñu ngi place Agora le soir mais ci ngoon gi ñi ngi ci cérémonie officielle bi ñu koy defee manufacture des arts à partir de 17h donc ñu ci invité autorité Sénégal autorité administrative bu région de Thiès yeeg ak autorité coutumier yi ak képp koo xamante ne yëg nga sa bopp rek te yàgg ñoo bëgge donc ñu ngi ciy woo région de Thiès ñëpp di remercier aussi ñi nga xamante ne ñooy suñu partenaire durant 9 ans yi yëpp ñu ngi liggéey ak ñoom te musul am xajam-xajam musul am ñaaw-ñaaw donc c'est le moment où jamais ñu remercier leen particulièrement nag man sama kàddu bopp man sañ naa remercier sama bopp maanaam mooy remercier Croix-Rouge sénégalaise parce que fa laa bokk sañ naa taxaw jël ngërëm li comme sañ naa taxawit joxe ngërëm li donc Croix-Rouge sénégalaise lu waaye dégg gàtt dégg xam ne mooy sunu village du festival muy bëgg a yàgg musut ñaaw parce que ñun ñi fi nekk ay tête d'affiche ay ténor ci théâtre ñëpp pratiquement Croix-Rouge la ñu jaar Croix-Rouge la ñu soqeekoo Croix-Rouge apporter ñu formation boo xam ne tey sañ nañu taxaw fenn fu nekk def fa la fa war donc di leen remercier infiniment ci jàpp bi ñu jàpp ci sunu carrière di leen remercier aussi infiniment ci jàpp bi ñu jàpp ci li nga xamante ni moo di Festiraay bu région de Thiès.